asalaamaaleykum mbokki cuisine Katissa kenn ku ci ne fekk nañ la fa nga nekk ñu ne la jàpp loxo nuyu la nañu nuyoo buur dellu di leen sargal nañuy sargalee buur di leen jox seen wàccuwaay ci heure bu ne ak waxtu wu ne di leen ne fatabar fukal macha allah naka confinement bi ak koor gi mbaa méttiwul rek yal nañu yàlla defal jàmm yal na yàlla yokk sutura yàlla may ñu wér ak wér la sàmm ñu sàmm suñu njaboot suñu vidéo yi ñuy def nii yal na leen fekk yéen ñëpp ci jàmm ngeen teewee ko ci jàmm ñu àndandoor ñu ñëpp seetaan ko ngeen yi bëgg di ci am lu leen neex ñu ne tamit ci am lu ñu neex macha allah ñu gaaw ci liggéey bi wan leen ko tey suñu table bu yanj bi macha allah ñu teg suñuy légumes ak suñuy verdure bu ñu ko gisee ngeen xam ne tey dañ leen indil tey benn astuce benn tuto bu gaaw boo xam ne ci premier ndogu la jëm tuto bu gaaw boo xam ne premier ndogu rek lañ koy def daal boole ko ak suñuy mbur bu tàngi jër teg ko suñuy café comme niñ leen ko waxee woon ñun toujours dañuy ñëw andi ay affaires yoo xam dañ koy réaliser ci premier ndogu bi waaw deuxième ndogu bi bu ñu paree jàll ci leneen loo xam ne suñu yëfu bopp la ay ceebu jën ak ay yaa sax yooyu moom on n'a pas besoin ñu wane ko mais nag dinañ leen woon ay photo bu ko jaree rek ci kàttanu yàlla ñu andi leen photo yi dugalal leen ko ci waaw wala ñuy wan leen tuuti benn astuce rek ci deuxième ndogu bi incha allahu rabbi léegi tey fii ñu ngi leen fi indil suñu salade au thon salade de thon à la grecque lañ leen fi indil tey dañoo def salade de thon tey daal lii lañ leen fas yéene indil jël verdure yi boole ko suñu thon bi defal leen benn salade de thon à la grecque pour nag defar suñu salade de thon à la grecque dinañ soxla élément principal bi mooy thon ma ñëw zoomal leen sama caméra ngeen gis ko élément principal bi mooy thon bi dinañ ko soxla ngeen xool suñu thon ngi nii dinañ soxla suñu thon muy élément principal bi sama loxo ngi bougé loo caméra bi tuuti de dinañu soxla thon dinañu soxla fii suñu carotte râpée fii suñu fromage bu ñu dagg en dés fii am nañ fii suñu pomme de terre bu ñu émincé nii def ko benn petit dañ ko baxal nag carotte bi tam dañ ko sauté pour mu gën a xaw a nooy tendre ci xale yi fii nii am nañ suñu légumes yoo xam ne dagguñ ko mais dañ koy ñoo dagg fii suñu nen la nen bu ñu baxal ba pare kii suñu ñaari doomu soble la bu xonq bi ak bu weex bi kii ñu ngi fii ak suñu concombre courgette ñu ngi fii ak suñu deux façons chou yi chou ku ne xam na vertu yi nekk ci chou te dafa baax raxas nañ ko nii ba mu set ak suñuy tomate farci tomate salade yi carotte bi macha allah lii daal éléments yi ak suñu mayonnaise bu neex bi nga xam ne ñoo ko defaral suñu bopp tey dañ ko mixaare tuuti ak vinaigre pour mu xaw a liquide nii parce que nii lañ koy bëggee mu xaw a liquide ñu wis si suñu tuuti poobar defar ko nii bu ñu paree nag moom la ñuy ñëw boole ak suñu salade ordinaire bi moom rek moo koy accompagner mooy accompagner salade ma ne ordinaire je m'excuse salade au thon salade de thon bi nga xam ne à la grecque la salade de thon à la grecque moom lañ koy boole ak suñu mayonnaise bi léegi dañuy ñëw jàll mbokk yi ci liggéey bi vite fait macha allah ñu jàll ci liggéey bi ndax li ci des bëreetul lii lañ war a daggati dagg yi ay peps tomate bi ñu dagg ko concombre bi méta bi day dem au déco ñu dagg ko tamit au déco parce que yii yëpp xeetu déco la yi dañ koy ñëw décorer suñu salade bu ñu paree bii tamit dañ koy dagg au déco dañ koy découper au déco ak tamit yii ñu def ko genre fleur ñu découper nii suñu chou ñu cop ko découper ko ay découpes yu ndaw nii rek lañ koy defee gis nañ chou bu verte ba pare dañu koy ñëw sauté ko tuuti rek pour xale yi mën koo lekk parce que xam naa ne léeg-léeg duñ ko bëgg gi ñun nag à notre façon ku mu neex mën nga koo bañ a sauté nga defee ko noonu mu gën a nekk à la grecque ku mu neexul tamit nga xaw koo sauté ça dépend sa famille li ñuy bëgg daal man il faut ma sauté ko tuuti rek à l'olio un tout petit peu rek ne serait-ce que ma xaw ko sauté mu xaw a kii après ma soog leen koo won jàll ci beneen chou bi dagg ko rapidement def ko nii dagg ko nii tuuti moom itam bu ñu paree dañu koy defaat comme ni ñu def chou bu verte bi rek xaw koo tëbal tuuti rek tuuti question de 2 minutes rek la 2 minutes rek voilà xaw koo tëbal tuuti rek ndax tamit éléments yi ak verte yi ñu soxla ci biir il faut ñu am ko ndax moom loolu mooy richesse bi defar suñu carotte nii xolli ko dagg ko ay dagg yu fii bokkul nag ak yi ñu râpé ne yooyu jël nañ suñu grattoir gratté ko yi tamit dañ koy dagg yi sew mu accompagner suñu kii parce que bokkul ak bii ba tey yii dañ koy dagg yi finement nii rek mu accompagner
ñu teg ko nii mu bañ ñoo sori. ñu jël suñu concombre bii il faut ñu soxla plateau bi incha allah nañ ko teg nii suñu soble nañ ko teg nii nen bi ñu toj ko nen bi bu ñu paree dañ koy gratter dañ koy gratter sotti nañ suñu chou bu verte bi suñu nen a ngi nii gratter nañ ko ba pare voilà suñu carotte pare na suñu chou rouge pare na suñu carotte ak suñu concombre dagg nañ ko ni ñu ko bëggee léegi yii lañuy xaw a dagg nii pour au déco yëpp parce que nag dañoo bëgg suñu salade à la grecque suñu paree ñun lekk bu ñu def rek bëgg nañ bu ñu paree présentation bi jaar yoon rafet ba ku ko gis mu neex la parce que tamit la beauté des yeux avant tout waaw xel mi mooy nangu bët yi ñooy xool macha allah accepter li ñu war a lekk xel mi soog a ñëw ñam nag cafte gi ci nekk ñun dañuy jouer ci cafte gi ak ci goût bi ak ci tamit beauté des yeux yi ak set gi ak sell gi waaw loolu nag dañ koo taamu suñu liggéey moo tax lépp lu ñuy def ñun dañuy taamu ñu koy décorer jël suñu temps salade à la grecque bi bu ñu ko defee duñ ko jaxase noonu bàyyi dañu koy jël dressé ko suñu assiette def ko ci defin bu rafet tegin bu rafet tamit waaw léegi ñu ngi nii di découper suñu concombre. abonné waa cuisine Katissa suñu table ngi nii yaa ngi ba bëgg dee suñu table pare na léegi dañuy ñëw jàll au déco vite fait ranger la nañ suñu bagage comme ni ñu ko bëggee macha allah ci biir cuisine Katissa mi ngi nii suñu bagage voilà nii lañ ko bëggee woon suñu mayonnaise a ngi noonu voilà ñu won leen table benn par benn voilà. nii daal lañu ko bëggee woon suñu chou yaa ngi nii lépp sotti nañ ko pour xale yi mën koo supporter lekk ko macha allah nii daal lañu ko bëggee woon xoolal nu ñuy def suñuy carotte dagg nañ suñu yëpp suñu thon ngi nii voilà yeneen yaa ngi voilà léegi dañuy jàll au dressage ñuy dressé ndoor àndandoor ak yéen dressé suñu assiette bii lañu bëgg a dressé te ñun ak yéen mes chers abonnés ñun ñooy ànd dressé ndoor ko suñu assiette a ngi nii maax yéen a koy dressé ndoor macha allah tey lii la ngeen indi ci biir cuisine Katissa voilà suñu salade au thon salade de thon ak ñu décorer suñu bopp suñu assiette ñu ngi nii ma teg suñu assiette a ngi nii ma teg léegi dañuy jàll au déco vite fait ñu décorer ko commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu def nii bismillah nii lañ koy defee ñu gaawal suñu loxo pour mën a am vidéo bu gàtt bu ñu ko bëggee bu ñu ko décorer nii daf ñuy jox aspect comme genre torta gâteau dafay lay jox aspect parce que ñun dañ koy décorer ba mu mel ni gâteau tey boo ko skiné day rafet au visuel da ngay naan kii gâteau la defar wala te fekk salade de thon lañ defar voilà ñun dañ koy ranger dañ ko ranger ba mu rafet rek ba nga xam ne au visuel da ngay kontaan ci boo koy gis ñu tibb ci suñu thon ni def nii nag thon bi dañu koo jël émincé ko ba mu ndaw génnee nag olio bi ci nekk yëpp parce que dañu bëgg apport bi mu ciy am mu amal ñëpp njëriñ nga lekk te surtout nag ngay dog bu mu la nekkal benn di nga lekk ci légumes yi voilà te du la sonal du la def dara gis nga dañu def suñu thon dañ ciy def thon bu doy nit ñi di ko ci daj comme il faut instant bi bu la neexee nga salé sa thon fii mais ñun préféré ñu salé ko parce que mayonnaise bi def nañ ci ba mu neex pomme de terre bi tam ba ñu koy baxal salé nañ ko moo tax duñu préféré salé ko nii lañ koy bàyyi nii la gis nga mais gis nga ba ñu defee suñu thon nii yaa dangay mel ni fi mu nekk nii mu ngi la jox ko même comme kuy defar kii lasagne dangay monter rek comme kuy defar say lasagne rek ngay monter sa bagage essayé leen ko lu yomb la c'est pas difficile du tout yaa ngi mel ni fi mu nekk nii kuy defar sa lasagne gis nga léegi objet bu ñu paree rek dañ koy génnee fii pour bañ mu encombrer table bi ñu jël li ñu pare teg ne ok léegi ñu ñëw suñu carotte râpée ñu teg ko ci nii
aplatir ko tuuti pour mu bañ a junki ci kaw parce que dañoo bëgg mu jël forme bu rafet. lii dina tax xale yi lekk ci légumes yi comme il faut te dafa riche daal, dafa baax, dafa riche en vitamines. nga teg doog boo paree borom day tibb rek sandwich si mburu ñi mu ko tibbee wala mu teg ko dressé ko tibb ko ci assiette am lekk ko l'essentiel nga xam ne lépp tolloo na ne dara amu ci lu kii. ñu jël nag suñu mayonnaise mi ngi ni xool leen mayonnaise bi nga def ko ci nii nag voilà nii lañuy def nag def ko ci suñu mayonnaise ba mu tooy voilà tooyal ko ci nii ba mu tooy on laisse rien ndax mooy dugg ci biir thon bi cafte gi yëpp ngi ci ni ñuy defaree mayonnaise bi voilà ak mayonnaise bi dañ ko defal te suñu temps defal ko ba mu baax léegi su ko paree nii léegi dañuy jàll ñu décorer ko nii mu xool sa assemblage ni nga ko bëggee rek soit ñu defee ko nii mu guddee ni ñëw daje fi soit ñu defee ko nii léegi yooyu yaay xool nu mu la neexee soit ñu def ko ay traits nii mu ñëw daje fi soit ñu defee ko guddaay bi xaaral ma essayer ñu def ko guddaay bi comme ça ñu gagner plus de temps léegi ma jël nii comme ça ñoom ñëpp dañuy ñëw daje fii léegi fii dañuy daje lii yëpp sont des jeux de couleurs ay déco yoo xam ne c'est joli et c'est beau ñu jël suñu tomate xool ñu def fii tomate bi rougeur bi gis ngeen nii def fii suñu tomate gis nga voilà ñu jël suñu pomme de terre ñu jël suñu chou bi mooy chou bu rouge bi moo nekk nii bismillah baal leen ma de maa ngi xaw a sànni bagage yi ñu def fii suñu chou léegi mën nañ def suñu carotte fii wala suñu carotte nañ ko def xaar ma defaat fii tuuti chou mu gudd bi parce que chou bi bëri na sinon xale yi duñ ko lekk il faut nga forcer leen chou bi pour bañ mu am liquide dañuy fi nal lii lii olio la nag du liquide du dara olio bi ñu ko doon toggee la tuuti dëwlin bi ñu ci defoon di ko togg moo koy yëbbal nii voilà continuer ko nii bi fii la bokk ñu andi waat suñu pomme de terre suñu tomate mën na ñëw fi tomate bi mën na ñëw fi au rendez-vous gis nga yaa koy def nu mu la neexee rek nga assemblé ko ñu pousse lii tuuti léegi jaune bi nen bi dina ñëw fii
des ñu xam ne excès la du mën a dem. léegi gis na neen baa ngi nii ba tey des na bii ba tey baax na ni ñu def ko ni selon tes désirs rek na nga koy kii emballé. ñu def fii tuuti carotte voilà def nañ fii carotte ñu jël ci suñu carotte bi. ma xool ni ma xool suñu concombre lii suñu tamaate la ñun ñoo koy defaral suñu bopp ni pour bëgg ci di jouer di def ay fleur gis nga léegi ñun ñooy jël di ko tourner di ko wii pour am fleur soo bëggee bouquet de fleur suñu tamaate la ñuy jël ñoo koy daggal suñu bopp ni gis nga léegi ñun ñoo koy tourner comme ni ñu ko bëggee rek ba am rose. effet rose bi lañ ci soxla gis nga suñu neexee boo paree nga dugal ko sa lii l'essentiel a nekk nga am sa rose rek sa rose bu rafet wala ñu jël bu gën a yaatu def ko ci nii dugalaat ci leneen gis nga yow yaay tourner sa tomate ni nga ko bëggee rek ba nga am ci sa rose boo xam ne moom moo la gënal. tamaate bi dañ koy xolli finement nag bu ñu koy xolli dañ ciy jël suñu temps. gis nga léegi ça te donne un effet de fleur de rose léegi soo amee sa rose bu la neexee ñu décorer ko ni bu ko neexee sax ñu tegee ko noonu directement gis nga léegi gis nañu ko tegee nii xam nga niru na la rose ñu jël bi carotte bi xaaral ñu tegee ko nii bii mën nañ ko def ba tey nii comme ça ñaari buu yi am carotte bi mën nañoo nekk fii fekk ci coow li nekkee côté bi comme ça ça sera bout à bout léegi ñu def nii lii fii ñu remplacer ko par leneen. ñu xool luñ ciy dolli ci légumes yi ñu dolli ci rougeur bi tuuti mu génn comme amoon na ci cat bee nee naa la déco ni muy ñëwee sa xel rek ngay demee bu doo ko préparer doo ko improviser gis nga même fromage bi dañ ko cee waroon def waaye nañ ko ci teg nii rek fii côté bi. ñu paree nettoyer suñu plan de travail lu ci des après nga denc sa kër defaat say mbuus loo mën a lekk rek ngay lekk li ci des nga def say mbuus léegi ñu jël suñu carotte bi ñu dese nii comme am nañ fi jaune ñu def carotte bi ci cat yi comme ça ñaari cat yi day am carotte léegi concombre bi Katisa Cuisine Katisa. aywa mbokk Cuisine Katisa macha allah suñu salade de grecque mi ngi nii salade de thon à la grecque mi ngi nii macha allah pare na ñu zoomal leen ko ak suñu caméra tourné lépp ngeen gis aspect yi ni ñu ko décoré vraiment rafet na nice na macha allah lii lañ leen fi indil tey ci biir Cuisine Katisa ñu boole wàlle leen ci tuuti suñu may leen tuuti nag suñu deuxième ndogu bi muy suñu yaasa yàpp ñu jël yàpp nag bi am ñu desoon ci dibi bi boole ko am ci suñu yaasa bi macha allah yaasa bu yànj bi jël suñu ñànkatan def ko mu jaune ba ñu ci paree nag ñu jàllaat ci salade de grecque bi salade de thon bi salade de thon bi la ñuy jàll parce que moo ñu tax a jóg tey macha allah xool leen suñu aspect salade de thon ni mu rafetee ñu ngi ko joué suñu fleur comme ni ñu ko defee fleur yaa ngi macha allah ñu décoré ko suñu concombre lépp ngi ci biir nag léegi tey macha allah ku bëgg a servir sa bopp li ngay def
salade bi nag ñu ngi koy may ñëpp képp kuy abonné may nañ la ko bàyyiwuñu kenn nag nii la ñuy def nga def nii xaw a dagg nii ba mu àgg ci suuf nga servir sa bopp lekk macha allah concombre bi du ko yàq nii lay wàccee nii rek lekk ma nag damay dagg rek pour ngeen gis mais nag comme ñu ngi ci koor dañuy bàyyi tuuti ñu gën a tuuti heure bu ndogu léegi mu jot actuellement ñu ngi ci quasi 19h 20h ba jàpp 20h gis ngeen nii nga tibb sa lu la neex nga def sa assiette jaxase ko mayonnaise ba tomba yëpp nga def nii macha allah nga xool nag mayonnaise bi fii ni mu fay jouer ay rolam gis nga nii ngay def rek étaler ko nii mu ñëw sa table sa assiette voilà ndax dañ ko defoon pour lekk nag il faut ñu tas ka table bu yaa assiette bu yanj bi egg ko la quoi gis nga sa salade de grec ngi nii ma jël leen aspect ton yi fii ni muy feeñee nga ñëw jël reflet bi ton bi tibbal lu la neex serre-toi comme il faut nga tibba ci ton bi tuuti ba jot ci yuugu yëf yi sewi comme ni ko sama idole di waxee bagage yi mu ngi nii tibb nañ suñu assiette ñu ñëw nii ak suñu caméra won leen ko tuuti won leen nii suñu ton bi ni muy reflété woo ci biir macha allah gis ngeen affaire bi suñu salade de grec a ngi nii salade de thon à la grecque xool leen aspect bi nu mu rafetee ah gars yi bonne dégustation mi ngi nii bonne dégustation on vous donne rendez-vous à la prochaine et si suñu vidéo yi neex na leen n'oubliez pas à liker macha allah ci biir Cuisine Katissa à la prochaine.